asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy déglu ci deuxième pàcc suñu waxtaan bi nag ñi ngi war a waxtaanee lépp lu jëm ci mbiru politique ci Sénégal Pape Gorgui Ndong est-ce que tàmbali nga di dox ci parrainage bi. yàgg na parrainage moom wax dëgg yàlla bañ ko tàmbalee yàgg na mooy bañ ñu ba ñu loi bi mayee ñu tàmbalee li nga xamante ne moo jëm ci parrainage bi ci lañ dugg ci biir ci nit ñi dem waxtaan ak ñoom collecté ci li nga xamante ne moom moo jëm ci parrainage ci quota yi nga xamante ne suñu coalition Benno Bokk Yaakaar joxoon na ko région bu nekk département bu nekk ak commune bu ci. moment bi ñuy waxee nii yow ñaata parrainage nga collecté ci sa commune Pikine Ouest. ñun au niveau de Pikine Ouest yaakaar naa ne vraiment foofu moom jafe-jafe mënu faa am puisque nag jàpp naa ne opposition bi wax dëgg yàlla amu fa taxawaay boo xamante ne am na ko fa ñun ñoo ngi ñu joxoon 11500 yoo xamante ne au niveau de la commune de Pikine Ouest war nañ ko mën a collecté loolu féete na boor bu yàgg mais dama jàpp ne quota bi nga xamante ne moom lañ ñu joxoon ñun avec mes objectifs personnels am nañ ambition yu ëpp loolu puisque suñu fichier bi ëpp na loolu. kon fan nga toll moment bi ñuy wax ni ñaata parrainage nga am. en tout cas ci li nga xamante ne moom mooy quota biñ ñu joxoon ñun ci 11500 loolu bouclé nañ ko bu yàgg mais objectif bi ma am comme nous avons un fichier boo xamante ne tey 27000 inscrits la man jàpp naa ne lu mu ndaw ci objectif yi ñu fixé dans notre commune mooy au moins les 22000 signatures dañ ko war a am dans la commune de Pikine Ouest ci gap bi nga xamante ne mooy entre 11500 ak 22000 ci lañ nekk présentement nii di ci liggéey mais lee moom pare nañ ci bu yàgg. waaw léegi yéen waa nguur gi est-ce que defu leen loolu pour fausser élection bi parce que bu ngeen jëlee dégg naa sax am na réunion bu ngeen mos a def boo xam ne Macky Sall def ni il faut ngeen am 3 millions ci parrainage léegi bu ngeen ko jëlee opposition bi nu ñuy def. opposition bi xanaa def li mu doon def saa su ne rek mooy nekk ci mbedd mi di wax ñun ci parrainage yi ñuy collecté population bi ñoom ñooy parrainé pouvoir bi ci citoyen bi la dellu si waat kon ñoom bu ñu nangoo jox ñu 3 millions de parrainage loolu mooy ñi fi nekkoon di wax ñun parrainé wuñu leen. mais c'est que yéen a yor nguur gi ak koppar yi parrainé leen moo gën a yomb parrainé ku nekk ci opposition bi. tout à fait le contraire nag tout à fait le contraire ci li nga xamante ne mooy taxawaay bi nga xamante ne mooy gox yi tey ñiy utiliser plus d'argent mooy opposition bi boo demee ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir pouvoir bi koo ci dem ci moom di ko waxi xaalis xam na ban taxawaay la ci am puisque nag population bi ci boppam du xaalis moom moo leen mën a yëngalati li leen yitteel mooy kan moo taxaw ci seen jafe-jafe ku ci nekk lan mooy li nga xamante ne moom nga proposé pour ñu mën laa parrainer. gars yi ku ne yaa ngi téye sa carte d'identité di daas di fanaanal loolu xam nañ ko Sénégal lañ dëkk. ñu fi ëppi la preuve ñu fi ëppi koppar ñoo fi ëpp ay parrainage. cette fois-ci nag affaire bi dafa renversé wu Cheikh Yérim boo seetloo bu baax a baax parrainage bi man jàpp naa ne parrainage bi dafa doon instrument bu am solo ci sunu wàllum politique bi ci biir réew mi. gis nga depuis ba ñu tàmbalee parrainage bi ba léegi li nekkoon jeu favori ci opposition bi wàññeeku na moo nekkoon wax ju bari mais léegi tey déggatoo ci kenn puisque ku ci nekk nag yaa ngi ci terrain bi di xool nan ngay fexee ba am parrainage ñoo ngi soog a confronté wu nag à la réalité te bu parrainage bi jeexee ba ku ci nekk dem déposer ji dina mën a faire revenir nit ñi à des raisons gardées ku ci nekk xam sa bopp ku ci nekk xam li nga xamante ne moom nga mën ak li nga mënul xam ne réew kenn du ko gouverner ci wax ju ñaaw yoo xamante ne boo xalaat rek nga wax ko. waaw léegi est-ce que du ragal xeex ak ñenn ñi moo tax ngeen indi fi parrainage bi. bu fekkoon ne de mettil ko ba xam ne gars yi mënuñu cee jot loolu lu ngeen ci jublu maanaam bàyyi leen kay bu fekkee da ngeen a ñeme bàyyi leen ku bëgg a samp ndëndam ñëw samp ndëndam. ñeme kay samp seen ndënd ku bëgg a daaneel ndënd mi ñëw daaneel ko lu tax ngeen di teg ay barrières pour empêcher nit ñi nekk. ñeme du weesu ki nga xamante ne moom mooy fal ñu jël ne ko yow yaay tànn yow rek yaa am pouvoir bi pour tànn yow rek yaay signer nit mu matal ko mu doon candidat loolu kay mooy ñeme. ki ñu war a ñeme mu ñun population bi lañ ñeme. est-ce que di nga mën nga reconnaître ni parrainage bi dina tax am na ñu bari ñu mënoon a bëggoon a nekk candidat duñ ko mën a nekk. loolu nag du nekkul coobare nguur gi. loolu day nekk coobare nguur gi ndax nguur gi moo fi indi parrainage. non loolu day nekk décision citoyen bi moom mooy wax ne
diw dey wax ji dafa bari. waa nguur gi léegi ñun duñ ko. waa léegi bu dee loolu la lu tax ngeen indi fi parrainage bi lu tax mu leen woon koo bàyyi yëf yi ni mu meloon. puisque dañoo jàppoon ne nag réew mi quand même arrivé na stade boo xamante ne war nañ mën a fexe ba moderniser lu bari bari war nañ mën a yegsi ci stade boo xamante ne pouvoir bi dañ koy jël delloo ko citoyen bi nga xamante ne moom rek moom moo war a capable ne suñu ressources publiques yi de ñun ñoo ko moom war nañ koo mën a ñoŋal tey puisque jàpp nañ ne ci ay élection dañoo génn ci élection législative gis li ci xew am loo xamante ne tey buñ ko bàyyee mu continuer dafay nuroog yàq ci li nga xamante ne mooy alali réew mi te ci gouvernance yi président Macky Sall xam ngeen ne bu baax a baax lii nga xamante ne mooy réduction du train de vie de l'État lu ci am solo la donc mu jàpp ne rationaliser nag suñu ressources publiques yi dafa jot mais man mënuma koo defal sama bopp damay fexe ba bu ma koy def ma delloowaat ko askan bi bu fekkee ne askan bi d'accord nañ ci ñu def ko buñ ci d'accordul nag nga xam ne askan bi d'accordul puisque tey dama bëgg a doon candidat amatul justice bu la ko mën a tere amatul pouvoir boo xamante ne tey mu ngi am ay wut ay yeneen intérêt bloqué yow sa candidature mais président ne kenn rek mooy doon ki nga xamante ne tey moom moo mën a valider ou invalider ki nga xamante ne dafa bëgg a doon candidat muy le citoyen sénégalais delloo naa ko cër bi na tànnal boppam avec toute liberté bi mu am yépp ku ñëw ci moom ne ko dama bëgg a doon candidat mu signal la wala mu bañ laa signal kon loolu kay mooy ñeme population bi nga xamante ne ñoom ñooy fal nguur gi jàpp naa ne ragaluñu opposition population bi la ñu ñeme ba delloowaat yëf yi ci population bi pour population bi tànnal leen kan mooy ki nga xamante ne tey ëllëg war ngaa mën a yellool koppari réew mi organiser la ay élection puisque ñoom ñoo la tànnal seen bopp ci premier filtre bi. waaw boo xoolee li fi naroon nekk candidat muy téeméeri nit moom parrainage bi am na quelque part fu ñu ko mën a justifier moom vraiment c'est un fait waa léegi élection yi di ñëw da ngaa jàpp ni kan moo koy gagné. sunu candidat muy le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar vu li nga xamante ne def na ko ci biir réew mi quand même au premier tour dès le premier tour puisque nag boo toogee jàpp nga ni Sénégal démocratie d'opinion bu mel ni Sénégal ak opinion bi ni mu éclaté woo jàpp nga ni nit mën na fi gagné au premier tour. opinion bi éclaté wu na gaa ci wàllum démocratie waaye ci wàllum choix sénégalais bi ku lucide la sénégalais bi ku lucide la ci wàllum choix ci ki nga xamante ne moom la war a dénk réewam ci biir parrainage bi rek commencé naa feeñ. Benno Bokk Yaakaar rek ngay dégg Kaolack 70 000 ñu déposé Matam presque 70 000 ana opposition bi est-ce que foo dégg Idrissa Seck fan nga dégg Sonko ci wàllum parrainage. est-ce que ñoom am nañu ay koppar yi ngeen am ak nguur gi ngeen am. non du koppar dañoo amul adhésion population bi puisque yëf yi nekkatul koppar yëf yi nekkatul wàllum xaalis wàllum jëf la jëf joo xamante ne yaa ngi améliorer condition de vie wu population bi puisque nag bu fekkee ci analyse rek ci wàllum résultat le président de la République depuis 2012 li mu def ci biir réew mi def ko ci ville yi def ko ci campagne yi def ko ci secteur agricole bi def ko ci école bi def ko ci ay infrastructure man jàpp naa ne population bi waxoon naa la ko sànq ñu lucide lañ. xam nañ bu baax a baax fi ñu jëm. bu amee léegi lan moo tax nag yenn mbër yi ngeen bi woon naroon dugg ci làmb ji ngeen ni duñ ci dugg. nga da ngaa wax léegi ni citoyen bi rek mooy tànn am na ñoo xam ne yéen mënuñu leen sax ngeen dem ci citoyen ñu dem ci citoyen bi. comme kan muy Karim Wade ak Khalifa Sall dañ leen a jëkkati rek seppi leen rek ne leen tànni leen fële tey fi tàmbaleegul léegi loolu est-ce que yow mi nekk ci nguur gi loolu gêné wu la tuuti. maanaam ñaari candidat ci ñi nga xam ne mooy candidat yi ëpp doole combat bi commencé gi leen ñu seppi leen sànni leen fële. xam nga Cheikh Yérim man Sénégal débat bi ci wàllum politique parfois daf ma jaaxal puisque nag dañoo war di toujours di delluwaat ci li nga xamante ne mooy fondamentaux yi ñaar ñooñu nga xamante ne tudd nga leen delluwaatal ci constitution bi waxoon Karim Wade kañ la fi atterré gouvernement Sénégal ca France en tant que citoyen français kon kay débat bi leeral nañ ko bu yàgg. constitution Sénégal xam nga lan la wax. mais problème bi mooy. constitution Sénégal loolu nga wax noonu. parce que constitution bi nee na booy nekk candidat mënoo am ñaari nationalité. da ngay nekk exclusivement sénégalais. d'accord waaye mais du foofu lañ ko keppe Karim. mais loolu moo foofu loolu c'est important parce que
bu Karim Wade ñëwoon di inscrire ñu ne ko da nga am 2 nationalités dont inscrire d'accord nañ mais waxuñu ko loolu dañ ne ko dañ la condamné lu ëpp 5 ans condamnation bi définitive donc sànni bi ñu ko sànni tegguñu ko ci li mu am ñaari nationalité loolu dañ ko teg defal ndànk rek dañ ko teg ci daani kaso yiñ ko daan justice Sénégal daan ko justice Sénégal googu ministre de la justice yilif leen ministre de la justice boobu Macky Sall yilif ko dégg nga wax bi donc c'est pas le même débat. si c'est le même débat xam gis nga loolu ngay wax noonu loolu effet secondaire la dama waxoon sànq ci fondamentaux da ngay tàmbalee ci njëlbeen bi ba pare loolu bu ñu fa tàmbalee woon débat du am puisque nag muy Karim Wade muy Khalifa Sall bi nga xamante ne sax dans sa déclaration de patrimoine est-ce que du français moom ci boppam est-ce que amul nationalité française donc kon bu boobaa débat bi neewuñu leen léegi loolu puisque loolu dafa jotagul faaw ñu leeral xam nga ñooñu bu fekkoon ne nationalité la leen exclure déedéet ñooñu mbiru daanum justice la leen exclure. li ma bëggoon nag li ma la bëggoon a wax nag mooy dama la njëkk a wax ne ci Sénégal débat bi daf may xaw a jaaxal puisque nit ñi dañoo waroon di retourner ci fondamentaux yi bàyyi effet secondaire yi ñi nga xamante ne moom la ñuy commenter bu ñu delloo ci suñu constitution débat bi sax du posé wu waaye nag effet secondaire nag mooy nekk nag yow citoyen bi kooku waxaguñu waxi candidat citoyen bi ak sa réew ñu dénk la nga am taxawaay boo xamante ne def nga ko ci ba am problème ak justice bi loolu da nga ko war a régler ci biir justice bi nag bu ñu demee ba condamné la ci biir li nga xamante ne mooy effet secondaire yi ba léegi code bi nga xamante ne tey mooy code yi élection yi consensuel dafay am nag ay charte ay pàcc yoo xamante ne yow si sa bopp bu ñu la condamné ci nangam yow moomu mënatoo nekk li nga xamante ne moom mooy candidat loolu maanaam constat lay doonati après. mais monsieur le ministre problème bi mooy ñun ñu dénk ñu luubal dafa bari yoo xam ne OFNAC wax na ko Cour des comptes wax ko mais ñun ñëpp déggoo ci ñoom dara ñu ngi toog seen kër di dem ak di yéeg di wàcc kenn waxu leen dara. man nag xam nga lan laa jàpp doo comme xam nga lan laa jàpp comme citoyen sénégalais nit ku gëm sama justice réew la gëm ne it président de la république bi fi nekk publiquement la taxaw ne du ma protéger kenn publiquement la taxaw ne du ma protéger kenn. léegi bu ñëwee ba léegi ban nga gis kenn ci jegeñaaleem ku justice topp. c'est parce que ci ay jegeñaaleem xëy na kenn da cee deful lu ñu la war a toppee. xanaa liiroo rapport yi liir nga rapport OFNAC wala Cour des comptes da liiroo ko wala liiroo benn rapport. non xam nga rapport yooyu noonu différents niveaux la. mais ñi topp ñëpp Khalifa Sall mi rapport Cour des comptes nañ ko toppee. voilà Cour des comptes. léegi lan moo tax rapport yi nga xam ni Cour des comptes def na ko ci jegeñaale président ak OFNAC nit ñi dañoo sàcc lan moo tax rapport yooyu ñu denc leen. loolu nag xam nga duñ ko laaj président de la république wala ñu laaj ko gouvernement justice bi nga xamante ne moom mooy woote te jël onction déjà am onction yi président de la république. rapport yi président moo koy jox ko justice xam nga bi mu bëggee rapport Khalifa Sall àgg ci justice àgg na fa. rapport yi nga xamante ne président de la république jot na ko. kenn ko laal justice bi. ku président. li ñu mën a laaj président. mooy ba mu jotee ci rapport bi est-ce que joxe na ko wala joxe ko loolu rek foofu rek la yem. waaw léegi monsieur le jot rapport joxe ko ci loolu rek la mën a yem. rapport bu mu munti. li ma la bëgg a laaj. jébbal na ko ñi nga xamante ne war na leen ko jébbal la ca des nag problème yi justice la justice nag du temps yi politiciens yi justice temps yi boppam la yor te jàpp naa ne man am naa foi ci sama justice te li ñu war a wax sax mooy du ñeneen ñi nga xamante ne peut-être dañ leen a soupçonné mais ki nekk en cours nañ wax ci waxam lan la def ba pare. léegi élection bi est-ce que même élection la selon que Karim Wade ak Khalifa Sall bokk ou pas yow en tant qu'homme politique est-ce que da nga jàpp ni c'est la même élection ñoom bu ñu bokkee selon que ñu bokk wala ñu bokkul dans les deux cas de figure est-ce que même élection bi la ñuy am. xam nga ki nga xamante ne tey wóolu na boppam ba jàpp ne képp ki war a décider rek mooy citoyen bi mënul choisir adversaire xamatul kuy adversaire ki ko population bi di choisiral comme adversaire rek lay jàpp ne moom mooy doon adversaire am waaye réew mi nag dafa am ci ay charte yu mu dox ñooñu tey bu ñu mënoon a doon candidat population bi moo leen di wax naan mën nañ doon candidat wala mënuñ doon candidat waaye nag ci seen parcours dafa am loo xamante ne def nañ ko méngoowul ak suñu charte yi nga xamante ne tey ki war a doon candidat ëllëg loolu du gouvernement moo leen ko xañ loolu gouvernement quand même waxu leen ne luubal leen xaalis gouvernement waxu leen ne yéen waru leen wàccoo charte réew mi
gouvernement waxu leen ko. Gouvernement daf leen tegal charte yi nga xamante ne ku ci nekk di gouverner ca nga war a tegu. Karim Wade ca la nga xamante ne ñoom moom lañ ko doon tuumal gouvernement jëlloowu ko. Président de la République jëlloowu ko. Jugé nag buñ ko jugé condamné ko condamnation boobu noonu am ay conséquences ca la nga xamante ne mooy ëllëgam ci wàllum candidat loolu du gouvernement. loolu moom ci boppam bu ci duguloon ñaata candidat ñoo fi nekk Cheikh Yérim. man en tant que analyste su ma ne la man en tant que analyste su ma ne la combat bi jeex na te kenn tëggaku ko kenn livré gu ko est-ce que di nga ko gëm. boo ci tegee ne population bi jeexal nañ ko citoyen bi. combat bi jeex na amul. bu fekkee ne citoyen bi moo ko jeexal. amul combat. d'accord te ku ne xam na ni képp ku am xam-xam. tuuti xam politique tuuti da ngay xam ne Macky Sall dafay gagné parce que amul combat. kon dañoo jàpp ne kon Idrissa Seck du candidat. non amul combat parce que Sénégal pour ñu am deuxième tour yi mu am deuxième tour yëpp am na plus de au moins 4 candidats yu nekk au-dessus de la barre des 10% au moins chaque fois bu amee deuxième tour parce que il faut au moins en dehors de ki nga xam ne moo nekk ci pouvoir bi mu amaat 3 wala 4 yu nekk ci opposition bi yu seddoo plus de 40% pour que ñu mën a dem deuxième tour. am nañ tey plus de 83 candidats yoo xamante ne ñoom ñoo déclaré wu. tey boo génnee Karim Wade génne Khalifa Sall mu des Idrissa Seck ak Sonko góor gi xam nga ni xeex amatul. kon dañoo jàpp ne Karim Wade ak Khalifa Sall. je veux dire que élection bi dafa changé de nature au fait c'est-à-dire yow en tant que li ma la xam ne yaa ma gën a xam. waaw parce que woon na ne yow tey candidat PDS Karim Wade bu ñëwoon ak nu mu dee dina àgg 15%. woon na la Khalifa Sall dafa ndànk woon na la Khalifa Sall bu ñëwoon avec l'effet d'entraînement de Dakar dina am 20%. donc boo xoolee loolu nga génn ci élection ñoo xam ni représente au moins le tiers de l'électorat mais changé nga nature élection bi. loolu yow en tant que même bu loolu du analyse politique constat la. non waaw xam nga constat boobu nag da ngay constater rek mais boo constater ba pare bu fekkee daa am ay contraintes doo constater rek def ko comme ni ko opposition bi di defee lu leen dal rek ñu ne pouvoir la lépp lu leen dal ñu ne pouvoir la bi ci mujj gis nga ko Madické bu démissionné dans son parti politique même ci biir comité bu parti politique bu amee problème sax ñu ne président de la République la bu amee da ngay def constat bi nga xool lan moo ko indi li ko indi mooy option yoo xamante ne ëllëg ci ku doon am aspiration jiite réew mi dafa jëloon ay option yoo xamante ne dafa waroog ni réew mi war a doxee ci ay charte kon kooku ko obstacle yi mooy loolu. bon monsieur le ministre maa ngi lay sant. maa ngi leen di gërëm ci teewlu bi ngeen ñu teewlu di leen jox daje beneen yoon si Dieu le maître des jours à venir le veut bien.